bi ci njëkk dañuy boole sunu njaal ak njaalu Sénégal yëpp di jooy génn àdduna ki nga xam ne moo doon sunu kilifa moo doon sunu imam moo doon sunu wëllëre moo doon le symbole même de l'erreur judiciaire mooy ki nga xam ne jaay nañ ko doole tooñ nañ ko mu génn ne jéggale naa te yàlla tax imam Alioune Badara Ndao génn na àddina barki démboo doon ñetteelu fan wi ñu ngi dem ci juróom-ñetti fan yi nga xam ne moom lañ ko war a saraxal ñuy yeesalaat sunu njaal ci njaboot gi sunu borom subhanahu wa taala mu defal ko njéggal mu xare ko ci àjjana yu gën a kawe gannaawam liggéeyam bu rafet bi yàlla subhanahu wa taala teg ci loxoom ba ñu mën koo continuer buñ ci jógee nag dañuy gis ngeen démb sénégalais yëpp assisté nañu ak li nga xam ne moo doon déferment ki nga xam ne mooy Karim Xurum Xaq Abdou Karim Gueye te it Cheikh Oumar Diagne mu di ñaar ñoo xam ne ñu jege woon imam la bu muy dund te it ñoom defuñu lu dul rapporter li nga xam ne moo di témoignage boo xam ne imam dund na ko bu muy dund te kenn weddiwu ko tey ñooñu jaar ci kàddu googu nguur gi jël leen dugal leen ci kaso bi démb nag Kéwoulo participé woon na defoon na direct buntu tribunal ba nga xam ne gannaaw bi avocat yi waxee mbokk yi ak jegewaale ñi nga xam ne ñoom la ñu téye muy Karim Gueye waaye it muy ki nga xam ne mooy sunu xarit Cheikh Oumar Diagne professeur def nañu déclaration yi Kéwoulo diffusé woon na ko en direct mais gannaaw bi ma ko déglu dama ko ñaawlu parce que fi ñu toll nii waxtu yi yàlla xam na ni Sénégal soxlawutul lu dul dal Sénégal soxlatul fitna Sénégal soxlatul encore ñuy tëkkuwante Sénégal soxlawul di ñuy lancé wante ay défi Sénégal soxlawul lenn loo xam ne dina fi indiwaat trouble ba ay bakkan di ci des wala nit ñi diñ ci am ay gaañu-gaañu wala ñu ci yàqule wala boog ñu am sax ñun ci jàpp li nga xam ne jooy nañ ko ci ñaari at yi doy na sëkk ak barke moo tax pour la première fois l'exercice de mon métier de journaliste censuré naa li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne reporteru Kéwoulo yi def nañ ko parce que bu ñu bàyyilee lii dina am bu ñu bàyyilee leneen dina am loolu du objectif du li nga xam ne man Babacar Touré bëgg naa bokk ci ñi nga xam ne dinañu yee fitna wala dinañu bokk ci li nga xam ne dina indi ay trouble li ñuy liggéey kay mooy naka la ñuy fexe ba képp koo xam ne yaa ngi ci complot képp koo xam ne yaa ngi jëmee ci réewum Sénégal ci askanu Sénégal loo xam ne dina indi fitna ñun ñu dénoncé ko loolu mooy sama taxawaay te loolu laay continuer incha allah bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñaawlu li nga xam ne mooy arrestation Abdou Karim Gueye di ko apporter sama soutien te di ñaawlu arrestation ki nga xam ne professeur Cheikh Oumar Diagne di ko xamal ni ñu ngi koy jox suñu soutien waaye nag du ñu ànd ak lenn loo xam ne dafay gën a yee fitna dafay gën a woo sénégalais ne leen kaay leen ngeen jàmbaarloo wala pare leen pour jàmbaarloo du ñu bokk ci loolu. mbokk yi su ma paree ci loolu leneen li nga xam ne moom laa leen di invité mooy gis ngeen ni depuis quelques jours arrestation ki nga xam ne mooy Yaya Cissé ñu ne dafa bokk ci force spéciale yi te ñu dem jëlee ko le 6. fële nga xam ne mooy Kaolack gannaaw bi nga xam ne bokkoon na ci ñi nga xam ne gouvernement Sénégal en tout cas police gannaaw xam ne bokkoon na ci ñi nga xam ne gouvernement Sénégal en tout cas police na ko wër depuis des semaines di jéem a xool fan la nekk finalement ñu dem jàpp ko fële ca Kaolack Yaya Cissé mbokki ngeen baal ma une minute de pause rek. mbokk ngeen baal ma une minute waaw comme ni ma leen ko waxee gannaaw li nga xam ne gouvernement bi fekk na ko fële ca Kaolack ñu jàpp ko dañ ko indi fi nga xam ne mooy Dakar ba keroog barki démb dugal nañ ko fële nga xam ne mooy sûreté urbaine ñu déglu ko gannaaw déglu boobu nag ki nga xam ne mooy Yaya Cissé placé nañ ko en détention mu dem fekk ji
ñeneen ñi nga xam ne jàppoon nañu leen ñu daal di leen dugal ci kaso bi. mais kan mooy Yaya Cissé? Yaya Cissé baax na ñu xamal leen ni ab sénégalais la, ab tailleur boo xam ne dañ ko booleeloon dafa nekk Tëngéej nekkoon ci ay jafe-jafe. ci lu ñu expliqué moo di dafa bokkoon ci sénégalais yi nga xam ne Sadio ma bëggoon nga arrêté tuuti li ngay liggéey. Yaya Cissé dafa bokkoon ci sénégalais yi nga xam ne dafa nekkoon tailleur nekk Tëngéej, mais ma fàttali leen ni encore Yaya Cissé handicapé moteur la, tànk yi baaxul, nit ki am ay jafe-jafe yu métti la, tax na dafa bokkoon ci benn atelier de tailleur fële ca Tëngéej. mais gis nañ ni nee nañu prosélytisme am moo di woo ay nit di leen yónni di leen invité pour ñu may leen ma une minute ma arrêté lu bruit boobu parce que wax dëgg yàlla dafay. maa ngi doon fàttali nii teg nañu loxo ki nga xam ne mooy Yaya Cissé. Yaya Cissé comme ni leen ko Kéwoulo xamale woon benn doomi Sénégal la boo xam ne handicapé moteur la, maanaam tànk yi baaxul. mu doon liggéey ci benn atelier tailleur. ci li ñu xamale mooy patron am daf ko dàq foofu parce que moom dafa bëgg Pastef doon woote chaque jour di waxtaanee waxu Pastef foofu ñu nekk. tax na ki moom atelier bi ci li ñu xamale mooy sympathisant APR la, tax na mu dàq ko. bi mu ko dàqee ñeneen xaritam ñi nga xam ne ñoo ngi Pastef ñu daal di cotiser, maanaam loolu moo nekkoon sax à la base turu force spéciale boobu ngeen di dégg. parce que force spéciale lan la benn groupe WhatsApp la woon, ensuite mu dem nekk groupe télégraphe nga xam ne ñoom dañ ciy waxtaan di xool kenn ku nekk ci jafe-jafe ñu xool nu ñu mën a dimbali te yàlla tax, di yónnee xaalis di jàppale ay nit pour ñu liggéey. loolu moo tax ki nga xam ne mooy Ami Dia ñu leen ko bàjjen Nadine te dëkk Géejawaay, loolu sax surtout moo tax ñu jàpp ko ndax am na xaalis boo xam ne gars yi dañu ko woon yónnee ko mu daal di ko jox ay nit, xamul sax xaalis boobu pour lan la, mais comme gis nañ ni mu ngi doon def ay transfert Wave jàpp nañ ko ni ne xaalis boobu dafa destiné woon pour préparer li nga xam ne mooy journée 17 juin. ki nga xam ne nag mooy Yaya Cissé dafa bénéficier ci générosité waa Pastef parce que dañ ko yónnee ci xaalis boobu mu daal di ci ubbi atelier boppam. atelier bi nekk fii Tëngéej mu fay liggéey di ci daan dooleem. Yaya Cissé ñu fàttali leen ni ci li ñu xamal ñàkk na baayam ñàkk na yaayam te it mu nekk handicapé moteur war a ñefe pour génn ci. noonu atelier bi nga xam ne waa Pastef ubbil nañ ko xaritam yi ubbil nañ ko atelier boobu ay jeunes dañ fay ñëw di fa waxtaan di échanger. bokk na sax ay sénégalais yoo xam ne keroog ñoom bi ñuy def seen la marche du 8 juin ñeneen ñoo xam ne jóge na Kaolack wala feneen dañu ñëw moom moo leen dalal ci atelier bi ñu France atelier bi mel ni genre quartier général moo taxoon keroog ñoom Mor Gueye et consort bi ñu defaree seen lacrymogène yooyu defar seen cocktail molotov yor seen pétard fa la ko ñu denc ko stocké ko foofu ci atelier am. keroog bi policier di wàcc foofu di jàpp ñoom Mor Gueye et consort moom nekkul fa bi mu ko yëgee dafa daw làqu ji fële nga xam ne mooy Kaolack moom la ñuy jëli le 6 comme ni leen ko Kéwoulo waxee ñu garder ko à vue ñetti fan démb ñu defere ko. mais contrairement li nga xam ne tey médias yi ñu ngi koy diffuser wax ni nee na dañ doon préparer pour ñu dem ñu taal ay policiers attaquer ay policiers attaquer ainsi de suite. Yaya Cissé mosuta wax loolu li mu wax mooy moom sax du militant Pastef simple sympathisant bu Pastef la. Yaya Cissé nee na dañu stocké woon sama matériel yi sama atelier seen pétard dañ ko denc atelier mais leneen xamuma ko leneen bokkuma ci parce que foog nañ ni bu gars yi doon recruter ay combattants pour dem xeex pour dem attaquer ay policiers wala yu mel noonu foog naa ni koo xam ne yàlla matalul ay cëram kooku kenn ko mettre au devant pour mu dem mu xeex muy benn chose. deuxième chose Yaya daf leen xamal ni matériel boobu gars yi organisé wu nekkul pour attaquer ay policiers nekkul pour rey ay nit nekkul tamit pour attaquer Cap des Biches mais gars yi ci luñ ko wax dañ ko newoon pour suba boo leen nervi yi nga xam ne gouvernement bi wala boog waa kër ñàkk jàmm leen yónnee si kaw bu ko defee ñu mën a défendre seen bopp loolu la Yaya Cissé wax. tey jii li nga xam ne presse bi génne na ko di wax ni il a tout avoué wax ni nee na lii ak lii ak lii ak lii la loolu dara du ci dëkk. leneen li ma leen bëgg a indi pour pare ci kaw Yaya Cissé xamal leen ni gannaaw Yaya Cissé am na 6 personnes juróom benn nit ñoo xam ne mandat d'arrêt international moo leen visé
bu fekkee ne am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi Sénégal ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew ñu mel ni France Italie ak Espagne ñooñu la ma leen ca waxoon ci wàllu mandat d'arrêt bi waxoon naa leen ko boobu ba léegi dara du changé ci kàddu googu mbokk yi en gros lii mooy li nga xam ne bëggoon naa leen ko indil jox leen ko comme information ci kaaw génnum àdduna ki nga xam ne mooy sunu imam mooy sunu kilifa imam Alioune Badara Ndao di ko ñaanal suñu borom mu xare ko ci àjjana yu gën a kawe duñ ci polémique lan moo ko rey lan moo ko yóbbu kenn ku ne ci sénégalais am nga sa conviction bien que amuñu dossier médical boo xam ne ci la ñu war a basé wu ci wax ka li ñuy def mooy ñaanal ko suñu borom xare ko àjjana wax ni nag génnum àdduna imam Ndao dafa war a raffermir encore les liens de solidarité ci sénégalais ñu xam ne dara du dara te dara dara du yàggul ñu fexe ba comme ni ko imaam defee parce que bi mu génnee prison dafa ne ñi ko teg nii toppewu leen ci dara ñu fexe ba ñu cultiver la culture de la paix ak solidarité ak jàmm lépp loo xam ne day indi fitna lépp loo xam ne day indi féewaloo ñu fexe ba buñ ko nangu fi may jeexalee mooy Clédor Sène dégg naa ko barki démb mu wax leen ne lu am solo mu ne 15 mois moo ñu tere yegg ci ay échéances yu très importantes ngelawaay fexe leen ba bu kenn daanu ci piège waa kër ñàkk jàmm ñuy dóorante ñuy xeex wala ñuy woote confrontation parce que Sénégal soxloo ko jërëjëf mbokk yi maa ngi leen di ñaanal jàmm ba beneen yoon incha allah jërëjëf.